waaw asalaamaaleykum yéen mbokk internet yi ñoo ngi leen di ziare bu baax di leen nuyu yéen ji seetaan ñàkk caaxaan TV ci Facebook bi ci YouTube bi ak ñi ñuy seetaan ci Facebook bi ñoo ngi leen di ziare yéen ñëpp di leen nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam. waaw tey ci seen émission gan gi ñu dalal ci monsieur Mouhamed Ndiaye responsable politique bokk ci parti bi ñuy wax Pastef nekk responsable nekk fii ci Boune. waaw Mouhamed Ndiaye ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. Mouhamed Ndiaye di responsable Pastef nekk fii ci Boune. Mouhamed Ndiaye sa jaar-jaar ci politique nan nga def ba dugg ci politique. waaw asalaamaaleykum mbokki àdduna bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp au travers Facebook YouTube sur ñàkk caaxaan TV li ma laaj nag dinaa sawar tontu si naka laa def ba dugg si politique. politique su fekkee damay wax naka laa def ba dugg ci mun naa ne dama naan lu ma donn la parce que dama judd fekk sama papa di politique di ànd ak ay politiciens am ay xariti politiciens mais du loolu rek nag moo ma inspiré pour ma dugg si politique. politique li tax ma dugg si lu jiitu ma si dugg nag nekkoon naa un homme alerteur su ma ko mënee wax ma nekkoon actrice bokkoon ci société civile au départ ci mouvement bu ñuy wax Y'en a marre. Ça fait l'année 2011 jusqu'à 2014 ñu quitté Y'en a marre ci lañ nekkoon personne neutre dans quelques mois mais après par la suite ñu gis Ousmane Sonko ak par rapport ak nu mu ñëwee am rupture bu bëri bu mu andi ci politique def réveil des mémoires yee askan bi changer jeunesse bi ci contexte yu bëri ñu am yaakaar ci moom xam ne nag tey il est temps ñu jugee ci mouvement citoyen bi donte baax na sax mais su fekkee da nga def mouvement citoyenneté nga nekk ci di xeex soo gisee leader boo am yaakaar pour man di nga am raison bu baax pour nga dem soutenir ko jàppale ko. mun naa ne la lii moo ñu tax a dugg ci politique ñun suñu dugg ci politique grâce à Ousmane Sonko grâce à Pastef moo ñu dugg ci politique. waaye dañ la gisoon ci benn mouvement bu ñuy wax Y'en a marre léegi nga jékki-jékki génn ci Y'en a marre Y'en a marre lan mooy sa divorce ak Y'en a marre. non sama divorce ak Y'en a marre su ma koy wax mën naa ne ci man la. parce que man Y'en a marre li ma ci boole woon yëg-yëg la. parce que lu jiitu Y'en a marre depuis 2010 maa ngi nekkoon ci combat di soutenir Sidi Lamine Niass moment bi muy subir ay injustice ak gouvernement Wade. defe naa man ci membre yi njëkk a taxaw place de Obélisque 19 mars ci la bokkoon. donc biñ ci nekkee ba comme loolu du mouvement boo xamante ni dafay am continuité parce que injustice la bu ñu doon réglé ci benn jour. bi ñu paree nag ñu xam ne comme dañu bëgg a continuer suñu combat. te gis nañ mouvement boo xam ne mën nañ fa intégrer ñu bokk ci combat bi loolu moo ñu ci dugaloon. bu ñu nekkee biir Y'en a marre ci lañ dem ba le 23 juin après le 23 juin ñu créé le lendemain 23 juin au 24 ñu ci lañ créé M23. M23 boobu nag amoon ay jeunesse yu ñu doon tuddee les jeunesse M23 man ma bokkoon ci nekkoon ci membre organisateur bi. entre 2011 ba 2012 manifestation bu am Dakar. bokk naa ci ñi ko organisé. ñoo doon ranger les saisies ñoo doon monter tribune yi sonorisation yeeg géré woon wàllu sécurité bi yëpp. loolu yëpp nag dañ ko doon def ndax ay acte patriotique parce que du benn 1 franc wala centime bu ñu ci nit mos a fay. wala nit mosuñu koo dig wala nga neexalee ñu ko ñoo doon def bu ñu xëyee liggéeyi ñu planifier suñu calendrier. su 15 heures jotee ñu bàyyi lépp lu ñuy def fu manifestation am moo xam Obélisque la moo xam place de l'Indépendance. ñu déplacé wu ak suñu moyen bopp paasal suñu bopp dem ba yegg couvrir manifestation bi nekk fa ba mu jeex ñu door a ñibbi si waat suñu kër. mais bi ñu demee ba au moins nag. ku ñuy wax président Macky Sall 2012. Sénégal yi am ci moom confiance fal ko. mu nekk jiite réew mi
mouvement bi continuer di marche mais dañu dem ba benn moment boo xamante ni mouvement Y'en a marre dafa defoon benn stand by. doxul daal. waaw marchul te revendication yi nekkoon fi ci moment boobu peut-être que ñoom tamit dinañ am peur sénégalais yi comme président bu bees la peut-être 65% du caaxaan ñi ñaa ngi ko fal te yaakaar bi ñi am ci moom amugul luy firnde déception bi ñoom tamit peut-être que bëgguñu woon tenir combat boo xamante ni ci moment boobu askan bi daf leen di jéppi mais man dama teel a comprendre que ne kii kat la ñu waxante woon moom ak fi ñu jëm bokkut man maa ngi quitté Y'en a marre jour bi Macky Sall defee conseil des ministres à Kaffrine bu mu ñibbisee ma toog une semaine dégguma mouvement bi def benn réaction dégguma ñu def communiqué dégguma ñu wax si man année boobu laa bàyyi Y'en a marre parce que ci principe bi ñu doon xeex bokkoon na ci transhumance dafa war a jeex ci réew mi parce que bokk na ci jëfin yi nga xam ne moo gën a tax sénégalais yi mun ñu gis seen bopp ci au pouvoir parce que ki ñuy fal jox ko seen alal dafay jël alal jooju di ko politiquer di ko neexale ay leader politique wala mu koy organiser ay parti nga gis ne askan wi ñu ngi gën di souffrir kon principe yi ñu doon gën a xeex loolu bokkoon na si tey bu président Macky Sall ñëwee au pouvoir ñu ñëw ba 2014 mu toog Kaffrine wax ko di ci joxe ay firnde yu gën a terre à terre yoo xam ne man sax rus naa ko wax un journaliste di la poser question sur les transhumants nga naan ko transhumant fépp la am parce que yow yaa ngi nii yaa ngi woon tel télé tey yaa ngi waat fii tel télé muy mbir yoo xamante ni soo déggee kii wax da ngay xam ni fu mu jëm du foofu léegi nag ñun ñu ngi doon xaar mouvement bi ban taxawaay lay am si loolu parce que ñun suñu rencontre ak président Sall bokkoon na ci yi nga xamante ni moom lañ ko proposé woon mu fexe ba transhumant ñu jéem ko éliminer ci réew mi ñu fexe ba ñi ñu wóolu fal leen ñu gouverner Sénégal que ci condition boo xamante ni tey li nga xamante ni mooy réew mi dina mën a dox mooy askanu bi gis ci boppam ci seen dundin ci seen santé ci seen jàng ci seen lépp lu mën a doon rek ñu gis ne kat am na ay jéego yu am solo par rapport ak li fi nekkoon. mais nag bu ñu demee ba moment boobu ñun ñu am yëg-yëg bu wér que ne kii fi mu jëm du foofu te gisuñu benn alerte ñun tamit ci la ñu rocceeku woon ñëw toog ci suñu ruq yàlla di dogal ci même moment yooyu noonu la Ousmane Sonko di am problème ak état bi fi nekk ci wàllum fiscalité dénoncé yi mu doon def ci ensemble bi dul fay impôt te moment boobu ñuy ñàkk fay impôt ñu ngi jot ay salaire ay 1,5 million minimum te enseignant bi nekk ci quartier bi di jàngale nga xam ne tey suñu avenir u doom à 80% ci moom lañ koy yaakaar salaire am même bu dee 300 000 la mi ngi fay 80 000 francs impôt ñu gis ne loolu c'est tellement injustice léegi nag bi waa ji di dénoncer ñu commencé di ko bàyyi xel moment bi ñu koy bàyyi xel di ko suivre ba moment bi muy génnee impôt et domaine vraiment ñu def ay jàngat ci moom yu bëri xam ne daal personne bi ñu bëggoon am nañ yaakaar ne kii la ñun ñu ngi intégré Pastef depuis 2014. waaw ñu ñëw ñun tey plus fort reste bi ñu koy xasee ensemble yenn mauvais politique yi di ko wax ñun bokk nañ ci plus fort reste boobu ci ñu fexe ba mu am ko kon yàgg nañu bokk Pastef mais bi ñu duggee Pastef nag te bu ñu tëb rek militer pour le moment nii ci base ba ñu nekk muy commune bu Kër Mandongo ñun dañu déparé militer fii à Dakar nekkoon ci benn commune bu ñuy wax Kër Massar ñu intégré woon foofu ànd ak ay patriotes yu am solo di ci au passage di jaale waale sunu mbokk moomu nga xam ne ni muy Mariama Sagna di ko jaale ay mbokkam di ko jaale famem di ko jaale waa parti bi yëpp te ba léegi ñu ngi réclamer justice ci Mariama Sagna parce que condition bi ñu ko reyee ñaaw na te ba léegi gisuñu état Sénégal te benn réaction bi wane ne dafa bëgg loolu leer kon loolu tamit ñu ngi koy réclamer donc bi ma nekkee fii à Kër Massar ñu jógee foofu dem ba élection 2016 référendum ñu àndoon ak parti bi ci contexte boo xamante ni mooy ñun suñu woon d'accord ci vie bi ñu apprécié woon ci noo bi nekkoon ci yàlla def li gën moment boobu peut-être que li ñuy wax sénégalais yu bëri comprendre yu ko parce que li laaxoon ci référendum bi tey defe naa moom moo indi conséquences yi réew mi di dund ci ay douleur ci ay métit
suñu comprendre woon loolu waaju doon def ci loi yi konoon tey du ñu yegsi ci dimension bi donc bi ñu demee ba élection 2019 ñu gis ne kat comme fii ñu nekk base bi liggéey bi am na solo te taxawaay bi dëgër na te amoon nañ beneen sens mooy suñu village natal parti bi amu fa doole. peut-être war nañu mën a dem foofu bu ñu yeggee intégré ñi nga xamante ni ñoo nekk ci base bi ñu organiser leen comme am na tuuti expérience bu ñu am ci politique fexe dugg ci biir localité yi liggéey fa liggéey bu extraordinaire ba passé nekk fa deuxième ci élection présidentielle 2019 yi ñu génn. waaw loolu résultat ba am solo ñu koy rafetlu di rafetlu tamit taxawaayu responsable yi ñu fekk foofu ku ci mel ni Jimba Ndaw à Thioyen Daouda Sy ku dem di ku ci mel ni Babou Soxna les coordonnateurs mu ngi dëkk kër Abdou Jafe ak man Taïba Mbayeen ak yeneen responsable ak yeneen ces partisans yi nga xamante ni ñu ngi foofu ci commune boobu waaw. yow daal nun nga intégré parti Pastef waaye fan yii nag seen leader bi coow topp na ko de coow lu rëy sax fële ca Casamance. ndax coow yi yow nan ngeen dundee coow li ak coow li nan nga jàngatee coow li coowal Ousmane Sonko fële ca Casamance. non moom coow moo ko dugal ci politique. coow maanaam daal phénomène la ci politique bi daal. moom Ousmane Sonko moom moo andi riir mi ci politique bi. waaw coow li Ousmane la rek mais dafa mat a coow nag. parce que su Ousmane Sonko defoon politique ak voie bi mu jaar ak li mu incarné ci réew mi su amul coow rek peut-être dinañ wax ne gouvernement bi vraiment ay nit ñu démocrate ñoo fa nekk mais foog mu am coow parce que Ousmane politique bi muy def dafay politique boo xamante ni ñun nuñ koy tuddee don de soi la nit ki dafay joxe deretam pour parti tey suñ ne deret bi nattuwaay la dañuy jël li gën a forcer nit muy deretam alalam mu ngi fi xam-xamam mu ngi fi tempsam mu ngi fi lépp loo xamante ni tey sacrifice la bu muy def pour jëmale parti bi kanam wala fexe ba askan bi xam ñoom ñooy kan loolu yëpp ñu ngi ko tuddee don de soi te loolu la Ousmane def donc coow bi yëpp c'est simple benn waay bu wut bës la. yow noonu ma ko jàppee non xam nga. non yéen nag waaw xam nga vraiment. non yéen da ngeen a dem ba ci buntu kër jàmbur. non loolu bu ne benn waay buy am wut bës déglu ma xala rek xolal loolu dinaa la ci andil ay leeral yu am solo. waaw pour que Sénégalais yi xam. gis nga Pastef jour bi ñuy waa kër Doudou Ka di attaqué waa Pastef. Pastef mi ngi yendu Ziguinchor. nekkoon ci ay tournéem di dalal ay militants ak ay militantes def mitinam def ay karawaanam tournée ba ngoon gi jeex boobu jant bi sona mu amoon rendez-vous ak waa Unacois Ziguinchor seen 16 moom moo nekk ci koñu ku ñuy wax waa jooju nga xam ne bëgguma jaar sax ci turam parce que di ko may bës. Doudou Ka nag dafa am bës. non attends ma wax la rek. ñi naan ko Doudou Ka. xam nga am bës. tey politicien bu ñuy wax sa am bës ci électoral lañ koy nattee. koo xam ne ni yow mosoo gagné dara ci sa carrière politique suñu wax am bës tey kenn mënu la jël. parce que koo xamante ni lu toll ni élection présidentielle bureau bi nga voté ñu duma la fa gagné la vraiment nga nekk fii di bëgg a am wut bës ci kaw koo xamante ni du sa morom président li mu ko wax leer na. man sur le plan politique du ma sa morom parce que bokkuñu ay ambition yow yaa ngi rêvé pour jiite mairie bu Ziguinchor man soxlawuma ko man sama bët ci lenn laa ko teg mooy nekk président de la république kon ñoom ñaar bokkuñu ay trajectoire politique en fait mën na ñëw di mën a gancer parce que seen patron di président de la république xëy na mën a yokk ay pouvoir am gis nga kat waa ji jàmbaar la mi ngi affronter conséquences yi mi ngi mais yooyu yëpp amul sens parce que yooyu amalgame la affaire de politique politicienne la ñun dañuy ñëw ci politique def innovation di indi xam-xam li leeral di leeral li lëndëm li nga xamante ni du noonu ci anam bi ñu koy doxalee baaxut ñu ne lii kat jubut dañ ko war a jubbanti nii la war a demee pour askan bi gis ci boppam ku ñuy tontu ci voie boobu sunu naataango nga
sunu concurrence politique nga mais ñun ku ñuy tontu ci ay saaga ki xeex yooyu duñ la faale mais nag comme ni ko Ousmane waxee président Ousmane Sonko ñun waa Pastef noonu lañ ko gëmee parce que ñun dañuy dox ci kilifteef ñun président Ousmane Sonko la ñuy déglu ci lu mën a doon par respect parce que mooy sunu kilifa ci politique ci ginnaawam la ñuy topp du ñu yaafus nag comme ni mu ko waxee ba suñu nit mbéjee ci lex bi ñu jox la beneen lex bi lii amoon dootu fi amaat te li tax loolu mën a am sax moom laa leen bëgg a leeralal parce que dafa am ay traitement yoo xamante ni média bi daf ko ci def mu mel ni dañu am intention pour sëlëm askan bi bëgguñu ñu xam lu leer ci yëf yooyu loolu moo tax dafay baax ñun ñu ciy leeral lu bari parce que loolu moment bu muy am booba dafa fekk tey ñi ngi rencontré membre UNACOIS yi fi ñu leen doon rencontré di waxtaan ak ñoom salle bi ñu nekkoon mi ngi nekk 4e étage ñu bàyyi ba nit ñi yéeg nekk en pleine réunion xale yi nekkoon ci suuf doon garder oto yooyu ñu fekk leen fa dal ci seen kaw def seen ay film ay vidéo commencé saaga di dóor gaañ fa ay quelques boy ci la sécurité bi wàccee mais li ñuy wax tey su ñuy wax ci Sénégal leader politique bi ëpp jàmm wala bi gën a bëgg jàmm président Ousmane Sonko lañ koy adressé xam nga lu tax parce que heure bu nekk ñu tooñ ko mu am moyen pour fayu mais dafay muñ ndax patriotisme parce que xam ne réew kenn du ko wut ci fitna mais tey Sénégal li ñu fi gis mooy nit moo ñëw jëla provoqué si fitna nga boo defee sa riposte mu génn yooxu waa nitu fitna la dégg nga réponse yu mu def ci conférence de presse bi mu doon def moom Doudou Ka nit da ngay honnête da ngay honnête mooy nga nekk nit ku dëggu soo defee mbir ba pare jëlal say responsabilité nga ne mën naa ko def. mais nee na yéen yéen a attaqué. loolu c'est pas vrai xam nga ku nekk réunion loolu yéenuwul maanaa ku nekk réunion mënul attaqué xam nga ñoom prétexte bi ñuy utiliser mooy Ousmane Sonko dafa ñëw ko ñu Doudou Ka te loolu tapas la mais Ousmane Sonko ñëw foofu pour meeting ñëw foofu pour rencontrer ay politiciens dafa ñëw parce que siège UNACOIS moo fa nekk est-ce que Ousmane Sonko moo décidé foofu la ñu réunion wala waa UNACOIS ñu ko invité xam nga loolu mooy l'essentiel. problème bi mooy dañuy xool au fond du problème ñu wax ci su ko defee réew mi day tegu ci dëgg ñu nekkul ci dëgg ñu ne leen yéen a nekkul ci dëgg mais man maa ngi gis ay journalistes yoo xam ne dañu jël lii coow bi di ko traité façon boo xam ne daf lay jaaxal parce que man dégg naa ci sama benn naataango bu bokk COS M23 ñu koy wax Abdourahmane Sow Abou Diallo la du Abdourahmane Sow Abou Diallo mais dama rus sax maanaam li mu traité information waaw parce que lu mu wax mooy Ousmane Sonko ak Doudou Ka bu ñu fontoo Casamance zone boo xamante ni plus de 40 ans des conflits la fa am ci ay deret yu tuuru nit ñi dem ba ñàkkoon yaakaar yàlla dimbali ñu ba affaire bi problème bi yeggul foofu problème bi mooy il faut ñu waxante dëgg bi mooy Sénégal amul benn trottoir bu ñëwee kenn sañu fa jaar te Doudou Ka moom moo confirmé si ay biir waxam nee na foofu suma feef la moom moo ko moom ban adresse la mën a joxe buy wane ne foofu moo ko moom amul tey man mun naa dem ba buntu kër Macky Sall ma am rencontre ak militant ay Pastef ma waxtaan ak ñoom Ousmane Sonko war na ko sañ amul fu ñaan fii kenn wuru fi jaar parce que fii quartier diw la wala zone diw la loolu amul sur le plan politique nañu bàyyi bu ñu defee seen affaire yu ñàkk fayda ñàkkal seen bopp fayda ba pare mu am ay journalistes corrompus ak ay personnes yoo xam ne dañu tuddee seen bopp ay société civile la ñu bokk te or que duñu société civile parce que ñun démb fii la ñu fekkoon ñun ñu nekkoon ci biir mouvement M23 ñooñu tey di wax noonu nga xamante ni heure bu ñu defee communication nga xam ne ñii kat dañu far ñun xamoon nañ seen version démb ci diggante bi lu fi changé luñ jot ba tax tey ñoom mënatuñoo wax ci turu askan bi lépp lu war a leer ci biir bopp doomu askan bi ñu dugg ci biir plateau télévision yi def divisé à kenn xamul écoupé plateau yi wax pour ñun lii rek lañ ci am tey ñun lii lañ ci am pour démentir ñoom seen kàcc yooyu ñuy kàcc ngir lëndëmal askan bi te moyen bu mu laaj dinañ ko def pour que ñu xam ne tey le monde est ouvert ñu ngi nii toog ci suñu biir nekk toog ci biir suñu biir salle yor suñu télévision adduna bi yëpp du ñu seetaan donc kon réveil de mémoire ak développement technologique boobu am il fallait que ñoom njiit yi ñu adapté loolu dañu yegg ci monde boo xamante ni def jubadi mënatul am moo tax soo bëggee noppalu jaaral ci yoon bu baax bi
nit ñi mën la gëm nga liggéey sa liggéey yi mais soo fi nekkee bugguloo def lu baax ba pare nga ne kenn du ko wax da ngay indi fitna ci réew mi ni ko suñu sëriñ suñu wasila yal na ko yàlla yaram xare ko àjjana ndem si yàlla Sidi Lamine doon waxee loolu rek lañ gëm ñoom kenn moomu ko ci fenn kenn doonawu ko ci sa baay kenn jëlu réew mi si juddu kenn jëlu ko ci taar ku ko fi jël da nga ko jël ci manière démocratique gis nga démocratie boobu nga xamante ni ay bakkan yu tuuru la laaj ñun suñu juddu yàggul mais information 1963 première élection ici à Dakar fii la ñu fekk plus de 40 morts ci gouvernement Senghor ak 150 wala 200 nangam blessé ñooñu tey suñu ay maam ñoo sonnoon pour réew mi baax ak yeneen type yi fi jaar événement 88 fekk ñu fi ñu nekk ay xale màgg di ko dégg bi ñu demee ñu introduire histoire ñu xam ne ay bakkan yu bëri ñoo ci desoon PDS juddu fii ak lu mu xeex ñaata nit ñoom lañ fi sacrifié su réew di doxee ci anam boobu ba tey yow nga jógee fi gën a suufi ci réew mi yàlla di la dimbale ba nga ñëw au pouvoir na nga respecté waa réew mi te xam ne moment boobu noonu tey nga jógee fu sori am na ñu toll foofu te li ñu soxla mooy réew mu tegu ci yoon pour ñu mën a génn ci situation boobu ñu nekk tey loolu nag li koy def mooy njiit bu jub bu honnête bu xam ne pouvoir bu nekk dafay jeex mu bañ a nekk rek yegg si naa ci pouvoir bi moyen bu ma am pour utiliser ko continuer di des ci pouvoir bi dinaa ko def te loolu mënul nekk amul benn pouvoir bu dul jeex nguuru yàlla rek moo dul jeex mais nguur gu dul nguuru yàlla dina jeex loolu nag ki koy xam moom mooy tax jeexin wa di rafet mais heure bu la umpee rek jeexin wa dana jafee li ma bëgg a wax ci cas boobu daal pour mu gàtt Doudou Ka ñun du suñu adversaire politique patron Macky Sall mooy suñu adversaire te li mu ji fenn ci mbir yooyu mu ngi ci réseaux sociaux yi sénégalais yëpp ñu ngi koy gis personne yi dem di attaquer Ousmane Sonko à Ziguinchor mais duñu ay doomu Ziguinchor comment vous un habitant Yeumbeul Nord qui s'appelle Alpha Omar Sow moom mooy toog Ziguinchor mu ne Ousmane Sonko dina fi génn parce que fii Doudou Ka moo ko moom mais moom bi muy wax loolu mi ngi ci suuf boo xamante ni tey Ousmane Sonko yaay mu ngi fa mu am fa kër ay njabootam nekk fa ci xel est-ce que loolu yéenu na maanaa dëkk bi nit ñi nañu waxante dëgg moom heureusement sax parce que histoire bi tax na feeñal na lu bëri parce que même personne boobu dégg naa moom moo attaqué woon Guy Marius Sagna à Nianing ànd ak ay booyam yóbbu fa xotti yërëm kon liñ ciy jàngee mooy kooku moom mooy les sales boulots nervi yi ñu doon wër naan ñan ñoo leen recruté loolu kay fi mu ne nii leer na pour sénégalais yëpp xam nañu Alpha Omar Sow mii nii moom moo nekk au tête tey loolu kon fi mu ne nii état bi am na ay preuves yu ñu teg ci loxoom yu palpable yoo xamante ni tey moom bu bëggee régler problème boobu na ko régler te violence du ko régler violence bu ñu bàyyi ba violence nar koo régler dafay indi problème na nguur gi àtte police nationale nañ xam ne ñoom pour askan bi moo tax ñu nekk avant Macky Sall police bu ngi fi Macky Sall day dem bàyyi fi police kon honneur boobu ñu am nañ ko sauvegarder bu leen ko kenn yàqal am na ay nit ñu di ñu nekk ci seen biir mais nañu def attention ci politicien parce que gis nga politicien dafa bëri ay mbir yoo xamante ni tey soo sàgganee rek ñu yàq lu bëri ci sa dund ana Arona Sy kan moo ko déggati bu muy gérer fii Dakar 2011 ba 2012 mars 2012 élection bi di am ñaata manifestation chaque 17 heures boo jàppee télé mi ngi si mbir yi bi mais loolu yëpp jeexul tey ci côté fu mu nekkoon keneen moo fa nekk tey keneen kooku na jël en repère ci Arona Sy xam ne moom temps am day passé te histoire du jeex tey li nga fiy bàyyi si way moom la ñuy nettali sa njaboot moom la ñuy nettali sa ay sëtaat kon na rafet si que bu rafetee bu ëllëgee sa njaboot siggi nga am honneur tey fii Sénégal ñu ngi fiy sauvegarder ay anciens combattants yoo xamante ni tey suñu toogee di la wax seen jaar-jaar yow même bu fekkee juruñu la bokk ak ñoom dara mais yaa ngi kontaan parce que xam nga ne ñii dañu liggéey pour seen réew tey histoire Diallo Diop buñ la koy wax Sénégal sa xol day sedd parce que da ngay xam ne kii na am patriotisme suñu lay wax histoire Mamadou Dia sa xol dafay sedd
da ngay xam ni kii dafa nekk patriote ba dee dafa liggéeyal réewam ba dee ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen parce que arsif du raaf surtout ci jamono ji ñu nekk kon nit ñi nañuy xoolaat seen taxawin ak seen doxalin nekkul ne pouvoir bi dafay yegsi ci sa loxo wala doole bi yaa ko yore rek da ngay continuer di néewal doole ñi nga xam ne ànduñu ak yow bëgg a bàyyi ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow ci arrogance boo xamante ni dafay yàq réew mi te côté boobu tamit ñu ngi lancé appel ci kilifa diine yi gis nga président de la république bii teraanga boo mën a sëq ak moom warta mën a ëpp doole bi nga sëq ak sa taalibe yi parce que sëriñ bu nekk soo amul taalibe doo dégg sëriñ bi taalibe bi rek moo ñëw toog ci yow ne la sëñ bi te ku jàpp ne nguur gi am na dara lu ñuy gëm ci nitu diine wala lu ñuy gëm ci diine fii ci Sénégal da ngay nax sa bopp lépp lu ñuy def ci sa diggante ñoom semblant la gëmuñu ko parce que heure bu seen carrière politique jeexee lañ doon def dootuñu ko def. yow daal kon da ngaa jàpp ne sëriñ si dañoo seetaan rek. non damaa bëgg ñuy àtte parce que kilifa noonu lay def. bu ñu nekk ba du ñuy araftu bañ a àtte xam nga bàyyi ba ñaar songoo nga àtte mën naa nekk loo xam ne dafay xaw a tardé c'est trop tard. parce que diggante ba ñu songowee la fay xew mën naa jur yàqu-yàqu léegi nag su fekkee ne yow da ngay artu. heure bu nit juumee carrément nga xam ne xamal ko ne ko da nga juum mbir mi du nii doxewut nii dana tax ki toog amoon yéene pour tooñ nit wala yéen am yéene pour def naka su dul noonu dina ne man kat dinaa jomba def nangam parce que su ma ko defee kilifa gi dana ko yëg te bu ko yëgee dina dal sama kaw publiquement dana tax ñiy def politique di ragal ci yenn yi man su ma sañoon suñu këru diine yii mën nañoo wax ak état ci suuf mais dafay jaaru bis bu jotee ñu constaté réew mi ni muy doxee dajale problème yi dajale ba mu bari ñu xëy benn bis jox Sénégal yëpp rendez-vous def seen conférence de presse nangam xew na ci lañ ci gëstu lii moo am lii wutoon a demee ni lii nii la waroon a demee dana tax ñi nga xamante ni tey jàpp nañu ñoom réew mi ci seen loxo la nekk ñu bàyyi xel ka nekkat information bu am ci réew mi kilifa yi ñu ngi koy yëg dina tax ñoom ñu jéem a sérieux ci li ñuy def mais politicien mooy mbir yoo xamante ni surtout ñi nga xamante ni dañuy def politique amuñu argument mbooloo ndax sénégalais yi génnee sa ay millions yoo xamante ni liggéeyoo ko ci sa ndey liggéeyoo ko ci sa baay alalu askan bi waroon a dem ci askan bi nga détourné dem di leen ko joxalee ay 2000 francs 110 di leen xotteel ay xartum ay tiset luy ay njaganjaay di leen mobiliser mu nekk mbir yoo xamante ni yooyu dafa war a jeex ci politique. na askan bi yeewu yeewu gi mooy kuy ñëw ci yow di dagaan sa baat na la indil programme su la indilul programme bàyyi ko fa nga seeti leneen man Ousmane Sonko 2014 laa ànd ak moom bu ñëwoon ba 2019 andiwul benn programme bu baax moo gisee ku ko gën a indi programme boo xamante ni moo gën ci Sénégal dama ko fay bàyyi ne ko fa ñukk dem seeti kooku mais loolu yàlla dogal na amul bu ñu ñëwee ba la veille de élection bu mu génnee livre am 260 pages boo duggee ci biir livre bi lu mu ci wax da ngay xam ne kii ku am xam-xam pour defar réew mi la te am ku am yéene pour defar réew mi la. ok loolu moo tax ñu nekk ci ginnaawam. vraiment di ñaan yàlla nag yàlla na yàlla def jaamu ci réew mi. amiin yàlla aaral ñu ko. ba yéene bi sénégalais am ci moom. mooy mu ñëw au pouvoir pour changer le Sénégal. dara bañ cee changer parce que yaakaar boobu lañ am ci moom. ñu ngi ñaan yàlla bu ko yàlla tas. léegi en matière de projet yow ci sa carrière politique yow footu la ci sa carrière politique yow. waaw ak nan nga jàngatee élection locale yi di ñëw nii pour sa village natal. waaw sa département ak sa commune bi yow nan sa programme nan lay déroulé foofu. waaw man programme bi ma am pour le moment nii ci suma wala projet bi ma am pour suma carrière politique. dafa année yi passé commencé naa ko depuis 2019 ba léegi delluwaat naa ci sama base natale maa ngi def suma liggéey bu extraordinaire. defar naa suma cellule au niveau du Taïba ci condition bi nga xamante ni moom la cellule war a taxawee 25 membres composés hommes et femmes mu am ay postes de responsabilité
ma nekk président cellule bi am ay jeunes yu nekk sama ginnaaw di liggéey ak man nekk responsable ci commune bi donc procès politique procès la boo xamante ni su àndul ak manière démocratique rek du procès politique parce que politique suñ koy wax démocratie moo si war a jiitu su ci démocratie amul du politique ñun ñi di wax ak yow dañu amoon yéene wu nekk candidat ci mairie commune bu Kër Mandongo mais yàlla daf ñu sédd ci parti ñu nekk fa di fa liggéey ànd fa ak sunu ay nawle ñu bëgg ñeneen bëgg keneen bëgg donc lépp nag ñu dem ci manière démocratiquement bu ñu demee ci manière démocratique première bi ci njëkk mooy candidat yi nga xamante ni dañu ne ay candidat lañ ñu waxtaan ci seen biir dañu waxtaan ci suñu biir yàlla dogal na ne sonn ñu yegg sax ci ay vote ñu trouvé terrain entente boo xamante ni am nañ personne boo xam ne jàpp nañ ne mooy profil bi gën ci suñu biir te loolu yëpp li koy indi mooy nit ñu démocrate parce que tey nit ku saña ne diw yow mi kat yow laa gën a wóolu ci sama bopp ndax sa xam-xam sàngam ndax sa nangam loolu nit ku diiñul mënuloo ko ñu jël kooku teg ko ci sunu kanam fas yéene ànd ak moom nag def travail ensemble boo xamante ni sunu askan yëpp dinañ ci gis seen bopp kooku nag mi ngi tudd Jimba Ndaw dëkk à Thioyène ci ginnaaw loolu avant ñun bi ñuy investir sunu candidat boobu booba coalition bi ñuy wax Yewwi Askan Wi taxawagul coalition boobu bi mu taxawee ci sunu commune mu ngi composé les 3 partis taxawu Dakar bu Khalifa Sall ak grand parti bu Malick Gakou sama xarit bu ñuy wax Daouda Dia nekk coordinateur bi jiite ko ak ñun ñi nga xam ne ñoo fa nekk tey ñun ñoo waa Pastef donc ñu ànd waxtaan nañ ci suñu biir ci loo xamante ni amul benn décision wala dafa jógee ci instance bi wàcc ci suuf ñun ñoo toog def ay réunion ci suñu biir waxtaan naka la ñuy devenir suñu coordinateur ba génne suñu coordinateur mu tudd Daouda Sy mi ngi dëkk Koudam ñu defar suñu bureau ay postes yi ñu séddale ko ci condition bu neutre boo xamante ni tey dañ mën a ànd ensemble dem élection liggéey pour suñu gox parce que soo gisee ñun yëf yi yomb si ñun amul kenn ku gëm si ñun ne da nga war a nekk candidat pour enrichir ci kaw population bi parce que ñun ñu ànd ñëpp di liggéey kenn ku ci nekk balaa ngay ne candidat la fekkoon na yaa ngi sonn ci sa askan yaa ngi yëkkati sa alal yaa ngi yëkkati sa xam-xam di fu yóbbu ci diwaan ba sa localité yaa ngi fexe ba jeunesse boobu noonu nga xam ne tey ñu ngi fa naka nga leen di dimbalee pour seen jàng naka nga leen di dimbalee ñi nga xam ne amuñu jàng ñu mën a am métier jigéen ña fa nekk naka lañ leen di taxawoo pour ñu mën a am ay liggéey mën a am ay financement ñu créer lañ ay groupement yoo xamante ni tey dinañ mën a def ay collecte di liggéey ci façon boo xamante ni ñoom dina mën a indi ay revenus yu bëri ci ñoom ba seen ndóol gi wàññeeku loolu moo gën a yombal suñu liggéey parce que ñun intérêt personnel bi dañ ko teel a dégager teg ko fële ñu indi intérêt public bi mooy ñu liggéey ci li nga xamante ni tey yoon moom moo ñu ko may muy les 9 domaines compétences yi nga xamante ni tey moom la mairie bi am suñu paree nag ñu renforcer ko ak suñu xam-xam boo xamante ni tey suñu expérience la kenn ku ci nekk wàllu yu nga nekk di fa liggéey ci wàllu développement lan ngay indi renforcer ko ci 9 domaines compétences yooyu ñu am ak naka la ñuy defee travail ensemble pour que suñu commune bi mën a progresser parce que nag dañu yor commune boo xamante ni c'était un nouveau parce que 2009 la nekk communauté rurale bu ñu ñëwee élection 2013 2014 bi ci la door a nekk commune mën nañ ne mandat bii nii moo nekk première élection commune ci commune bu Kër Mandongo parce que commune bu bees la du ñu am temps nag comme ñun ni ñu koy baaxoo di def. nga fàttali ñu commune bu Kër Mandongo. ban commune bu Kër Mandongo mi ngi nekk ci région bu Kaolack. département Nioro. ko arrondissement Wack Ngouna. waaw fa la nekk ñun ñu ngi jóge ko ci commune bu Kër Madiabel.
parce que foofu la ñu jógee 2009 ñu def ñu communauté ci rurale Kër Madiabel daal lañ leen ci détaché. Kër Madiabel la ñu détaché waaw ñun ñu ngi nekk entre Kër Madiabel et Dramé Escale. Kër Mandongu commune bu Kër Mandongu moo nekk si diggante bi mu composé 21 villages. vraiment ña fa nekk nag ñu ngi def li ñu mën. mais xëy na nit ku nekk sa mën-mën fu muy yem. am na koo xam ne peut-être moom xam na loo xamante ni foofu la sa xam-xam commencé yow. loolu moo tax nag ñun daal wax dëgg amuñu bëgg-bëggu di def politique ci dénonciation yoo xamante ni dafay indi ay féewaloo ci ay nit. en tout cas dinañ indi programme bu jaar yoon. boo xamante ni tey suñu ko jëmmalee ba nit ñi fal ñu ci doomu aadama yi ñu fal dinañ gis seen bopp ci fal googu. te dinañ def lu tout pour que askan bi ñu fal tey ñu satisfaire leen bokk na ci yi ma gën a amal importance mooy fi àdduna bi toll ci wàllum suuf. nga xamante ni tey suñuy wax bien suuf la. dëgg la tubaab bi amatuñ ko. soo duggee si Europe bi amatul espace. population yi ni ñuy màggee par rapport ak nit ñi ni ñuy dëkkee. soo ko xoolee ak bu njëkk li ñu daan bay ci ay suuf nga gis ne ñoom xam nañ li ci njariñal mbay. parce que puissance bu ñu am ci agriculture la jógee. donc mu dem ba yegg ci ñoom foo xamante ni am nañu tiit parce que amatuñu suuf bu ñu mën a liggéeyee ñu daw wut si Afrique. di fi liggéey si. léegi nag foofu dafa am njàngat sew-sew bu fi am boo xam ne foog population bi xam ko xam ñan la ñuy jox seen collectivité locale yi. parce que soo ñëwee fii Sénégal mbirum suuf état bi daf ko dénk collectivité locale yi. coowal suuf de bari na fi lool de. léegi nag la ko andi. mooy dañuy jël ay nit ñoo xamante ni tey seen njariñal bopp kase moo leen ñar fal leen ñu nekk ci seen commune yi nekk wuñ fa lu dul jaay suuf rek di nappaaje sa askan yëkkati seen suuf di ko jox ay étranger wala ay multinational coowal mbaan barki Dembo Ndiaye mu ngi fi ay bakkan na fa tuuru. fii ci Sangalkam duñ ko fàtte barki Dembo Ndiaye ndengaleere ngi nii ba léegi coow li mi ngi kenn xamagul fu muy mujj. te loolu yëpp li koy indi mooy mauvais souvent yi askan bi di def nañu bàyyi ci xel nit ñi yëkkati seen alal di leen jox pour que ñu voté leen alal jooju ñoom bu ñu la votélee ba pare alal jooju nga ñu la doon jox avant tout d'abord loolu la ñuy njëkk a récupérer parce que commune bi bu amul doole amuñu benn recette bu ñu mën a liggéeyee pour détourner loolu dugal ko ci seen poste lañ fa fekk ci alal nit ñi war koo jëriñoo muy suuf si moom la ñuy jël di ko dagg di ko jaay te it ñu sóoraale ne dëkk bu ci mën a doon wala commune bu mën a doon saw askan dafay màgg fi jamono ju toll ci xataay suñu xoolul naka la ñuy organiser suñu collectivité locale yi suñu communes yi gouvernance locale bi ñu xool ñenn loxo lay dugg ñu préserver li nga xamante ni moom mooy patrimoine u sénégalais yi muy seen suuf ci kanam tuuti jafe-jafe bu métti dina am parce que soo demee si àll bi nit ñi mbay mi ñuy mbay 90% yi ci la ñuy dund. waaw moom la ñu yaakaar 10% yi la ñuy wuti ji feneen mais 90% yi loolu moo leen di dundal. léegi nag suñu préserver loolu dem ba amatuñu suuf bu ñu liggéeyee dina andi loolu gu métti ci kanam ba nit ñi dootuñu ko mën a supporter te suñ fa yeggee def naa dina métti ci askan bi. kon ñi ngi ñaan nit ñi ñu xool exact yan personne la ñuy jiital ci seen kanam. ñu bañ di foye seen alal wala ñu bañ di foye seen ñaq. loolu moom ñu ngi ci woo ñëpp ñu bàyyi ci xel. vraiment bàyyi ci xel waaw kay mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne monsieur Mouhamed Ndiaye lañ dalal fii di responsable politique bokk ci parti bi di Pastef waaw Mouhamed Ndiaye léegi ñu ngi ci jeexatul émission bi waaw dañuy gis chaque année yéen a ngi organiser gàmmu foofu ca Taïba Mbayane ñu bàyyi la nga sànni ci say kàddu rek. ñaax woote tamit population bi ñu ñëw si jàmm ak gàmmu gi nan nga ko jàngatee ak mbas mi nga xamante ni tax na ñaari at a ngi nii fële ci Tiwaawan ñu ngi annulé gàmmu gi yow nan nga jàngatalee mbas mi ak gàmmu gi yow. waaw xam naa ma mujjee gàmmu Taïba gi rek. ñu dem ci mbas mi ak empêchement duñu wax sax gàmmu gi. waaye. lu mu empêché ci programme diine yi am ci àdduna bi sax la ñuy wax lu ñuy wax Sénégal rek mu nekk mbir moo xamante ni ñun ak gis-gis biñ ci am rafetlu wuñ ko parce que li tax mooy tubaab yi football bii ñuy def nga xam ne seen sport la lam leen jaral ci moyen ba ñu génnee ko
fexe ba seen stade yi man di fees te duñu wàllante suñu ko defoon suñu kaa bëggalee at mu jot nit ñi aji yi te duñu wàllante waaw lay dëgg la loolu suñ ciy wax nga gis ne kon dafa am yaafus goo xamante ni dafa am si jullit ñi ba tax na kenn du xam loo koy tuddee loola nag ci àdduna bi yëpp la am na ñoo xamante ni tamit dañ lay delloo ci prétexte boo xam ne nee na yonent bi moo ko waxoon fu mbas am bu ngeen fa dem fu mu ne bu ngeen fa nekkee bu ngeen fa jógee ngir bañ wàllante ba kon ñooñu dinañ leen respectel kàddu yooyu ñu wax. mais est-ce que jamono ji toll na ci léegi kenn bu mu dem. waaw xam nga damay déglu suñu sëriñ bu baax maa ngi tudd turam sànq mu mosoon cee wax lu am solo muy sëriñ Sidi Mohamed Amin Niass mu ne maanaam niru sa baay niru sa jamono moo ko gën. niru sa jamono. ma dégluwaat Oustaz Alioune Sall mu ne masalan aaya bi tey li muy firi bu ñu dundee ba déwén mu firi ko firi nuy motut wala am na lu ñu dagg ci aaya bi loolu li ñu ciy déggee mooy mbir moo gis buy dox dafay ànd ak jamono di dox. xëy na yonent bi jamono boobu mu doon wax loolu science mënu loon détecté lan mooy mbas ak li feebar la wala du feebar mais suñu demee ba am ay scientifique yoo xamante ni su maladie bi duggsee moins de 10 jours wala moins de 15 jours mën nañ ko détecté xam li lan mooy maladie bi xam nan lañ ko war a moytoo xam mesure barrière bi lan moo koy faj ba mën a génnee vaccin sax ci moins de 1 an te daan nañ xaar vaccin par 6 ans kon prétexte boobu pour man dafa war a dàqu. maanaam ñëw daal nangu boobu prétexte. déedéet fi mu nekk nii ci jamono. fi ñuy toll ci wàllum science. prétexte boobu nit mënatu koo utiliser ngir bañ a aji ji màkka ndax mbas mi nit mënatu ko utiliser ngir bañ a ubbi sa jàkk julli ndax mbas mi parce que li tax mooy. contexte bi ñu wax ne boo ko defee corona bi mënoo ko jël te mënoo ko wàll kenn mën nañ ko def. muy ñu respecter mesure barrière. mën na nekk ci biir jumaa yi ñu julli. mën na nekk ci biir programme gàmm yi ñu def ko. te li gën a yéeme si mbir mi corona moom tënk bi ci sañaa di defal bàyyi sii di rek mu am solo nee na ko boo ñëwoon corona dem wala mu leer boo fi nekkoon. corona dem wala mu leer loolu moom xam naa ne. mooy la am solo gi maanaam coronavirus bii nga xam ne moo lëmbee àdduna bi. tey bu fekkee yow doo scientifique doo docteur doo dara sax mais soo amee sa xel mu sell li nga ciy détecté loo xam ne dafay lëndëm ci sa bopp dafay bari trop. muy lan ak lan. muy dama la koy commencé lay daaw. bien avant Magal Touba ñu ngi doon am ay 150 180 cas. boobu moom cas yi bëri woon na lool de. par jour. cas yi waaw cas yi de bëri woon na lool moom jamono jooju. mooy si premier ci première vague bi. bi ñu ñëwee ba ci biir avant ñu dem màggal boobu ñu ngi am ay 50 60 et 80 cas bu ñu jógee màggal cas yi wàcce ba yegg ci ay 4 ak 2. ñu dawal quelque temps bu ñu ñëwee ba après tabaski diggante tabaski ak Tamxarit ñu subiraat deuxième vague. cas yi gën a yokkuwaat. deuxième vague bi ñëw cas yi gën a métti ngay enregistrer ay 300 cas. maanaam yow loolu daal dafa tey sama xel yow. c'est-à-dire man waxuma ko mais experts yi ci am xam-xam yëpp. parce que bi ñu doon annoncé ñun li ñuy wax ci cas yi maanaam nombre de cas yi. tey bu ñu xëyoon ñuy def point de presse bi communication bi dañuy wax ne tey exemple tey la jeudi 14. mais dañ ñaan la jeudi 14 mais dem nañ ba si biir ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci santé di ci liggéey nee nañ même test yooyu ñuy wax jour bi ñu koy joxee du jour boobu noonu la test bi di kii test bi dafay def 15 jours wala 10 jours wala une semaine. soo génn te loolu yëpp mu nekk lu waroon a leer ci bopp Sénégalais yi mais leerul. maanaam yow daal da nga jàpp ne am na daal lu ñu desee. ça dafa bëri loo xamante ni ci coronavirus. état bi leeralu ko. dafa bàyyi sénégalais bu ci nekk di utiliser sa xel ñi ci am xam-xam tamit am point yu ñuy laal am point yoo xam ne duñ ko laal mu dem ba yegg ci dynamique boo xamante ni tey kenn mënatu ko gëm tey corona bu fekkoon ne dafay jeexal Sénégal yëpp dafay jeexal Sénégal yi mais am na ñoo xam ne duñ ko gëm
parce que loolu li ko indi mal communication la dama ne réew mi ñu nekk di Sénégal ku ko bëgg a yor mu dox il faut nga dawal nga xam ci sa xel yow sa jëmmi bopp ka ne sénégalais démb ak sénégalais tey bokkuñu ko. di informer nit ñi daal juste. di informer nit ñi juste et vrai mais soo ko deful dañuy détecter li nga xamante ni yaa ngi koy informer te du dëgg. léegi nag image-toi tey nga am sa kilifa mu wax la nga dem ba xool ne li mu la wax du dëgg bu subaa mu waxaal la nga dem ba xam ne lu mu la wax du dëgg mais après kañ nga koy gëmati tey suñu dund ci réew moo xamante ni parce que njiit amatu fa kenn wóolootul kenn kenn gëmatul kenn mais lan moo fay am dafay yàqu te kilifa li ñu koy gëmee mooy kàddoom kon il faut que ñu respecter seen kàddu yi lu ñuy wax askan bi na nekk dëgg askan bi na ci teg bëtam bu ko defee wegeel gi amoon ci seen diggante gën a mën a continuer li may ñëw nag ci gàmmug Taïba Mbéne nga xam ne moom la ñuy tëjee émission bi te def sax at mu jot la ca Taïba Mbéne ñun dañuy gàmmu li ma ci xam ci histoire muy taarix gàmm la goo xamante ni sunu sëriñ Mawlaay xalifatu Alaaji Abdoulaye Niass moo ko joxoon suñu maam ñuy wax Tamsir Mohamed Mbaye ne ko toogal walla dex ñiy ñëw di yem ci yow ngay gàmmoo foofa dañoo judd fekk fa gàmmu ga ci nee nañu 1917 bi ñu sancee Taïba ba léegi gàmmu gi mi ngi dox maanaam 1917 lañu fa njëkk lan nee nañ 1917 ba ñu sancee Taïba ba fi mu ne nii ñuy wax ak yow ña ngi fay gàmm te at mu jot da nga fay gàmm léegi nag àdduna dafay dox comme ni ma koy waxee ci sama waxtaan yi passé dañu dem ba gàmm gi yegg ci hauteur boo xamante ni tey événement bu mag la événement bu siècle la ci commune bu Kër Mandongo mais nag alhamdulilah seen su Taïba yaafu suñ kenn ku ci nekk bu jotee lépp loo am di nga ko génne ci ay moyens kenn ku ci nekk dina ci ñàkk dooleem ñàkk ci alalam pour organisation bi jaar yoon ba at yi ñu ko def yëpp wax dëgg yàlla amuñu ci benn jafe-jafe muy lu ñu rafetlu di ci jaajëfal jeunesse su Taïba Mbéne yëpp muy góor di jigéen di mag di ndaw gàmm googu nag ñu ngi ciy woo ñëpp rawatina ñi nga xamante ni tey ñu ngi dëkkee ci commune bi wala ñu ngi dëkkee ci département Nioro bi yëpp bawuñu kenn gàmm la goo xam ne macha allah programme bi am na solo trop parce que dinañ fa def conférence ci mën xam kuy présider gàmm gi kan mooy def gàmm gi waaw gàmm gi ak programme bi nan lay tuddee gàmm gi ku ñuy wax Oustaz Lamine Sakho mu nekk Masjidul Nour fii ci Dakar Géejawaay ci jumaay Serigne Mansour moo koy gàmmu di ko def ci ndigalu sunu maam Cheikh Mouhamadul Xaali Mbay moo ko dénkoon mu koy def te ba mu ko dénkee ba léegi yàqut ci dara fa mu fekkoon gàmmu gi ci benn yokkaat na ci fukk ba ñu fi gën a jaar yoon kon kooku tamit amel nañ ko jaajëf ñu ngi koy sant ci loolu ñaareel ba mooy conférence bi ci ngoon gi imaam alaaji Seexu Mbay moo koy def di ci ànd ak sunu papa le professeur El Hadji Omar Mbay modérateur année yi passé yëpp mooy modéré conférence bi andi ci ay taalixaat yu am solo ñu ngi koy jërëjëfal moom tamit di jërëjëfal imam di jërëjëfal xalifatu Cheikh Mahamadul Xaali di jërëjëfal xalifa ma alaaji Seexu Mbay di sunu baay papa Mbay di jaajëfal tamit di nuyu bu baax sunu jaam boobu di Modou Mbay di xalifa maam Tamsir man Mbay Taïba Mbéne daal ci gàttal mooy dëkk la boo xamante ni dañ ko sos ndax jaamu yàlla dëkku xam-xam la daal dëkku xam-xam la génne ay boromi xam-xam daara ja ba Taïba sosoo ba léegi daara jàng fa te musul fay waxtu bu nekk ñi ñaa ngi jàng xam-xam ay nit a nga fay ñëw di sàkku xam-xam di dem di jëriñu di jëriñaat ay yeneen nit kon dëkk boobu dëkk bu am solo la ci histoire Sénégal mbaa gàmm gi melul ni yeneen gàmm yi di pare nañ ñi ñu naan tuddee nañ ko diw tuddee nañ ko non ñun moom ñu ñëw di pookare woo ko wane ay gàmmug Taïba amul fa lu ñu fay pare ne nit ndax la fay xew doomi dëkk baa ko fay def lañ fay def doomi dëkk baa nga ko fay def am na nag ay nit yu fay ñëw ay bonne volonté daal ay bonne volonté ñoo xamante ni ca gox ba lañ dëkk suñ fa indee seen alal dinañ toog waxtaan ak imam bi lañ bëgg ci ñaan ñu sàkk ko imam bi ñaanal leen ñu sant leen gërëm leen waaye ñun moom nag suñu gàmmu moom programme bi gàmmu rek la du wut leneen
xam naa ne daal bu fekkee am na délégation bu fay ñëw ñu koy présenté mooy délégation équipe municipale ba fay ñëw te it mënta ñàkk parce que mënuñu nekk ci benn localité benn gàmm boobu dafa di am chaque année mu am fa ci programme boo xamante ni ci ngoon gi conférence bi te yooyu ma lay wax sax ci conférence bi lay am guddi gàmm gi moom amul dara lu fay am loolu waxtaane juddu yonent bi way am sie bi way maam xalifa yi moo fay am ci guddi gàmm gi amul leneen lu fay am waaw maanaam guddi gàmm gi daal guddi gàmm gi moom guddi gàmm la gàmm ci yonent bi rek lañ fay def kenn du fa def leneen conférence bi nag dinañ dalal délégation équipe municipale bi ci ngoon gi lay amee jox leen fa kàddu tamit ñoom ñu wax seen yéene ci dëkk bi ak li ñu fa bëgg a def te loolu tamit def naa lu jaadu la lu rafet la waaw parce que tamit lu mu métti ñooñu ñoo jiite gox ba tey bu ñuy wax maire ba fa dëkk moom mooy le premier magistrat de la ville kon su mbir mu mel noonu amee nga dagg sa yitte ñëw toog fekkee conférence bi wax dëgg yàlla dana rafet ñu jox la kàddu nga wax sa yéene ci dëkk bi ak fi nga ko bëgg a jëmale pour que nit ñi déglu la loolu daal moo fay am loolu nag ñu ngi ci woo di woote war rek di woo sénégalais yëpp di wax monde entier Taïba Mbayène moom dëkku lislaam la ku fa dugal sa alal wala ku fa tuur sa ñaq ci yoonu lislaam nga ko tuur te lislaam nag ku ci def sa alal di nga ko gis parce que la nga fay def kenn toggul ci añ kenn tàngalu ci café kenn naanu ci ndox lépp ci daara ja lay dellu ay ndongo yoo xamante ni tey xam-xam jaadu na ci ñoom bëgg nañ ko amuñu ay parents yoo xam ne dinañ leen mën a fayal ñu dem jàng ji ñooñu lañ fa jël di leen jàngal alxuraan di leen jàngal xam-xam te laaju ñu leen benn dërëm laaju ñu ko seen ay parents daara ja lu muy génne ci ay kàng fóore lu mu bari di génne ci ay boromi xam-xam amul benn nit bu mos a taxaw ne fayeeku nañ ma 100 francs ci sama doom jafa doon jàngee ka ko sanc musul nangu jël dërëmu kenn ndax njàngale ma kon nag daara ju mel noonu dafay laaj nit ñi soutenir ko man de maa ngi def appel képp ku yoreti sa dërëm boo xam ne ci yoonu yàlla nga ko bëgg a def waaxul ba Taïba Mbayène nga jëndee ko ndund yóbbu ko sa daara ja boo yeggee ndongo yi dundee ko di nga ci am yoolu yàlla waaw kon léegi lan mooy sa kàddu gu looy tëjee daal looy tëjee waaw sama kàddu gu mujj yi mooy di jox Sénégalais yëpp rendez-vous ci seen bii di Ñàkk Caaxaan TV dafa lancé nag ak gars yi ñu ñëw abonné tey jeudi gars yi abonné tey jeudi ñëpp ñëw abonné tey di jeudi lañ commencé émission bi te incha allahu rabbi waxtaan bii nii ñu fi def muy tudd émission gan gi départ la rek bëri na yeneen yoo xamante ni mu ngi ci sunu kanam ñu war ko waxtaanee ñu ngi lancé appel nag sénégalais bu vidéo bi yegsi ci yow nga recherché Ñàkk Caaxaan TV nga abonné parce que liggéey bi ñu bëgg a def bari na parce que tey ay doomu Saalum lañ ñu ngi dëkk ci commune yoo xamante ni la fa manqué bari na yiñ fa war a jooytu wala ñu fexe ba nit ñi yëg ko ñu mën ñu ko saafaraal bari na te yooyu nag lii outil la boo xamante ni am nañ moyen de communication pour wax sunu ay jafe-jafe ak wax li nga xamante ni moom lañ bëgg a taxawee ci sunu dëkk kon nit ñi abonné kenn ku ci nekk nga abonné bu ko defee fii nekk sunu les voix des sans voix ñu mën di fi wax pour askan bi waaw loolu daal moom laay tëjee te moom laay lancé ñëpp appel ñu ngi leen di jaajëfal bu baax nag di leen sant di leen gërëm bu baax di kontaan ci émission gan gi di leen jox rendez-vous tamit chaque jeudi incha allah ñu ne yéen la ci thème actualité bu mën a doon dinañ ko indi fii traité ko leeral ci luñ ci xam luñ ci xamut boo liggéey ñu dem def ay gëstu pour indil leen mu gën a leer ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen sant di leen gërëm